téléspectateur yu ITV dal leen jàmm ci seen xibaaru njolloor si su taxiloo tuuti ñu faram fàcce leen lu ci gën a fës bokk na ci lu ci gën a fës mooy gaal gu suux ca fa xamante ni moom moo di waax yu nekk ca Saint-Louis ñu ñuy xamal ni fukki nit ak juróom-ñaar ñoo ci ñàkk seen bakkan ñeent fukk nit ak benn réer mbër waaye waa marine nationale ñoom lu ñu jàpp mooy sauvé nañ fukki nit ak benn ñi nga xamante ni yóbbu nañ leen urgence te tamit juróom-ñett ñi ay doomu Sénégal ñett ñi ay doomu Gambie waa marine ni ñu ñuy wëyal recherche yi ngir fexe ba tamit sauvé wala tamit fexe ba yeneen corps yi ñu mën ko tëggat. si mbirum tefes gi nañuy dese ni ak reportage yu bis bi daan dem Soumbédioune foofu nag lu ko nemmeeku mooy si vacances yi xale yi ñu leen di jàngal fee ay kayak loolu yëpp dañ ci ànd ak seeni babu si bile reportage na xale yi jamono ji nga xamante ni jàng ñu ñoom ñu ngi dem jàngi fay. wàllum tamit tàggat yaram daañu waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum afro basket Sénégal qualifié na li nga xamante ni moom moo di quart de finale ginnaaw ba mu daanee équipe bi nga xamante ni moom moo di Sud du Soudan 104-75 daan si ànd ak Seykou Seydi article de la semaine waa Sud Quotidien lan ñoom tamit ñu def gëstu bu yaa jëm ci wàllum gestion des inondations daan si ànd ak Fatou Ndiaye li yéenekaay yi xëyee tey ak Assane Top mbokk téléspectateurs yi soo leen taaxirloo tuuti ñu forom fàccee leen li nga xamante ni moom moo fës ci xibaar yi. mbokk téléspectateurs yi ñu leen di dalal jàmm ci plateau ITV ci xibaaru njolloor si nga xamante ni. dañ koy tàmbali ak tamit gaal gi nga xamante ni dafa teeri tamit dafa teeri ca Ndar boobule gaal nag ñi si nekkoon dañ bëggoon tamit wëtali biti réew waaye mbir mi mujjul sotti moo tax suñu naataango yu yéenekaay bii di Le Quotidien jàpp na ni fukki nit ak juróom-ñaar ñoo si ñàkk seen bakkan waa marine nationale ñi jamono ji repêché nañ fukki nit ak benn juróom-ñett yi ñi ay doomu réew mi nañ ñett ñi ay doomu Gambie waa marine di xamle ni que ni jamono ji ñu ngi def ay recherche yu am solo ngir fexe tamit ba gis yeneen ñi nga xamante ni moom moo di koor yi nekkoon si bile gaal daan si ñëw si suñu yeneen xibaar ak suñu naataangoo bi ñu toogal ca Ndar Géej di Momar Alice Niang ci tefes bi nañuy dese ni dem sa Soumbédioune nekk fii si Ndakaaru foofu nag jamono ji soo fa demee dañ fay nemmeeku ay xale yu ñuy jàngal fii ndax jamono ji comme xale yi ñu ngi ci vacances dañuy dem di xool nañ leen ni jàngale fii su ko defee ñu xam bu baax a baax nu ñuy duggee ci géej gi te yooyu la cours sax gratuit la du ñu fay dara moo tax seen baabu ak Mafal Fall dem nañ ca tefes bu Soumbédioune amal ci reportage ñu teewlu ko. jeu de course ak yile vague waaye du lool moo leen fi indi li leen tax a jug nag mooy jàng nu ñuy féeyee ak jàng kayak balaa ñoo tàmbale yile cours am yenn matuwaay yu ñu war a jël pour xale yu ndaw yi. Cheikh di ki leen di jàngal bëgg lool lu muy def ci vacances yi nag nga xam ne xale yi defuñu ci dara dafiy profito ngir tàggat leen. natation canoë kayak jàngale leen triathlon biathlon yooyu yëpp dama leen koy jàngal 2 ans jëm kaw 2 ans ba jëm kaw xale yi 2 ans ba 2005 jëm kaw yi. donte liggéey bi am na ay risques teg si muy jàngal ay xale ki ci gën a ndaw am lu tolloog ñaari at moom mii leen nag taxul mu dellu benn yoon ginnaaw. vacances yi moom moment bi xam nga activités yi bëriwul ci plage yi ci kii ci dëkk bi. moo tax dama ko def chaque jour temps bi ñu war a perte ci mbedd mi ñu ñëw perte ko ci ñëw def ko ci natation bi mais bu fekkee école ubbi na moom mercredi soir lañ koy def samedi dimanche yëpp matin. mu nekk liggéey boo xam ne daf koy def te xaaru ci dara juróom yoon ci semaine bi. non 75% yëpp fayuñu ma parce que man ak ñoom seeni parents yi presque plus de 20 ans ñu ngi ànd di fay mais man maa ci nekk maître nageur ak quelques gars yi. ñeneen ñi nag ñoom ñu ngi ci seeni métier mais de temps en temps dinañ ñëw jàpp ci ñoom sax ñooy gën a jàpp ci liggéey bi
waaw man moom ma leen ko temps moo tax la plupart man may nekk ak xale yi. lii nag di ab opportunité pour ndaw yi ñu am ay vacances yoo xam ne da leen di jàngal te am solo. daf ñuy jàngal ñu fi ñuy brasse di crawl di dóor ak papillon dañuy def comme bu ñu eggee nii ñu commencé ci fii nii terre bi ñu dem ba ci boule ba après ñu feey ñu wër boule bi après ñu continuer dem pont. dañuy jàngal feey ay yooyu yëpp ak joor yëpp dañu koy jàngal affaire yi neex na moom. vacances yi nag nekk na loo xam ne xale yi dañ ciy profitoo ngir jàng li nga xam ni moo di feey ak kayak ak yeneen ku nekk nag ak ni ngay def ngir say vacances ngir say vacances neex surtout xale yi nga xamante ne seen parents yi amuñu doole loolu ngir fayal yenn activités yi pour seeni vacances. di ko jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon Mame Seynabou Babou ànd si caméra bi Pape Mafal Fall. ñu wutali ca Touba foofu nag directeur général bu OFOR di office des forages ruraux demoon na fa ndax màggal Touba lu si des matul weer jàpp nañ ko ñaar fukki fan ak juróom ci weeru septembre boobu la màggal moo tax waa office des forages ruraux dem fa di nemmeeku baax a baax forage yi su ko defee màggal bi duñu am jafe-jafe ci wàllum ndox Alpha Bayle Gueye di directeur général bi def na tamit constat jëm ci wàllum travaux yi nga xamante ni service am ñu ngi ko fay amal mu am yaakaar ni que ni jël nañ ay matukaay yu am solo ba màggal bi jafe-jafe ndox du am ca Touba dañ fay fekk Gora Ndaglo ak Thierno Faye. mu amal ab tukkib nemmeeku ci Touba ngir xool liggéey yi ñuy amal jëm ci wàllum ndox ci yenn quartier yi nekk ci Touba njiital office des forages ruraux dalal xel yi Alpha Bayle Gueye xam ne ñàkkum ndox loolee fas yéenatu la nekk jafe-jafe ci askan wi. Daaru Karim ndax dañu seetoon ne foofu dafa amoon ay jafe-jafe yu tar bi ñu demee ci site bi fekk nañu entreprise bi nga xam ne moom moo yore marché bi mi ngi liggéey 24 heures sur 24 dañu am ay équipe yoo xam ni dañ ko fa teg ñoom wax nañu ne que d'ici ñaari semaine rek wala ñetti semaine lu ëpp forage boobu dina pare wax nañu entreprise bi nga xam te moo def réseau bi ndax ndox bi su génnee ci forage bi il faut que mu am lu ko yóbbu ba ci kër yi donc entreprise boobu tamit ñëw nañu fekk sax moom mu def tracé yi ba gas ba dugal tuyau yi moom nee na dafa bëgg sax njëkk pare forage bi comme ça su forage bi paree rek ñu def raccordement yi foofu tamit am nañu yaakaar ne dinañu amaat 4000 mètres cubes ndax suñu objectif moo doon 10 000 mètres cubes donc 4000 mètres cubes ak 4000 mètres cubes Touba Ndiarème mu nekk 8000 mètres cubes. mu des lu yees weer màggalu Touba dëgmal si njiital OFOR xam ne jël nañu bépp jumtuwaay ngir événement boobile mën a mucc ayib. ensuite nañu yeneen mesures yoo xam ni mooy remplacer vannes yi mooy fi nga xam ne ndox bi foofu lay jaar yooyu yëpp dañ koy remplacer ndax vannes yi dañu gisoon ne amoon na ci lu am yu bëri yoo xam ni dafa yàqoon yooyu yëpp tamit changé nañ ko réhabilité nañu forage yi ci 14 forages yi ñu décidé woon ne dañ koy réhabilité daanaka 8 yi presque réhabilité nañ ko ba pare donc liggéey bi ñu ngi rafetlu dëgg niñ koy wéyalee ci biir Touba. porte-parole xalifa général kullu murit naka noonu it di njiital comité d'organisation bu màggalu Touba dalal ko njiital OFOR ne ndaw yi ñu yabal ci Touba ñu ngi def seen kéemtulaay kàttan ngir fexe ba yeggal liggéey jëm ci wàllum ndox mi laata màggal gi di yegg si. Gora Ndaglo ñu lay jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon tamit ab visite bi nga xamante ni waa OFOR ñu ngi ko doon amal fi nga xamante ni moom moo di Touba lépp jëm ci wàccitaayu màggal de Touba ñu wax ci wàllum dem beeg dikk bi ak Union démocratique des travailleurs de Dakar Dem Dikk ginnaaw ba ñu jàkkaarloowee ak taskatu xibaar yi ñu ngi naqarlu bu baax a baax seen anam yi nga xamante ni liggéeykat yi ñu ngi koy nekkee jamono ji ñu ni nag dafa jot. président Macky Sall njiitu réew mi taxaw si thème initier ay saafara ndax liggéeykat yi dañu sonn dañ siy teewlu Alioune Badara Konaté moom mooy secrétaire général Union démocratique des travailleurs de Dakar Dem Dikk Mamadou Lamine Fati moo taataan ay kàddoom. Dakar Dem Dikk comme ni leen ko dugalee si kayit bi dafa am des problèmes sérieux
gis nañu ne wax nañu la chute vertigineuse de son parc avec ses dégâts collatéraux loolu mooy lan mooy que ni ñun tey transport la ñuy def te ginnaaw transport la ñuy def dafa war a am ay car tey ji gis nañu ay car dañoo manqué dañoo soxla lu tax mu sooxee nag nee nañu car yi dafa tombé en panne te loolu yaakaar naa ne kenn ku nekk mën na si teg bët lu xew li ñu mën a def mooy il faut ñu yëkkati ko ni ñu koy yëkkatee mooy ñu jënd ay pièces détachées mais à notre grande surprise ba ñuy xoolee pièces injecté ko si car yi partie bi fu mu newoon la nekk ba léegi jusqu'à présent jógul. gis nañu aussi dañoo am ay problème de reversement IPM reversement coopérative d'habitat reversement IPRES reversement caisse de sécurité sociale yooyu yëpp xaalis bu bari li nga xamante ne mënta ñàkk mooy IPM parce que booy demander travailleur pour mu performant yow aussi en tant que travailleur en tant que liggéeykat bu feebaree da nga ko war a faj prestation familiale le problème des 317 mi ngi fi dañoo am ay problème de papier au niveau de la caisse de sécurité sociale amul lu ci syndicat yi waxul wax nañu lépp def lépp mais jusqu'à présent dafay persister parce que c'est un problème d'argent donc ñu ngi interpeller encore une fois le président de la République parce que loolu yëpp dañ ko dëxëñ ci benn plan global sur l'État pour ñu régler ko te comme noonu la demee aussi ñu demandons vraiment à l'État de sévir en conséquence par rapport à tout ça pour leur trouver un règlement meilleur parce que ça ne peut plus continuer. ñu dem fi nga xamante ni moom moo di ca Rufisque addu ci wàllum politique ndax ginnaaw ba ñu taxawale comité d'initiative jëm ci élection locale yi te am ñi nga xamante ni ñoom dañu bëgg jiital professeur Ismaïla Madior Fall waaye am na waa coalition Benno Bokk Yaakaar ñekk ci Rufisque Nord ñu ngi naqarlu doxalin bi ndax jàpp na ni mbir bi dañ ko war a waxtaanee ba nga xamante ni ñu xool ñoom seen biir ku ñu jiital moo tax naqarlu nañ baax a baax démarche bi dañ siy teewlu Adja Fatou Faye nekk responsable APR ci Rufisque Nord ci micro Babacar Seck. suñu waxtaan mooy dañu gis Abdou Salam Gueye suñu coordinateur Rufisque Nord def benn déclaration boo xam ne moom la engagé déclaration boobu mu def moom la engagé wul waa Nord te ñu Nord ñu ngi doon fexe nu responsable yëpp dajee pour waxtaan def discipline parti di xaar lii nga xam ne moom la président Macky Sall wax ne na ñëpp toog déglu ba ñun ñu ngi ci loolu dynamique boobu la ñu nekk di liggéey ci terrain bi di xool nan la mën a jàppalee nit ñi ñu inscrire ci liste yi loolu yëpp ñu di ko dox di xool ñi nga xam ne am nañ problème ci mbënd mi ñu dem di leen seeti di leen massawu di seet solution bu ñu tudd ak ñoom loolu mooy suñuy tànk ñuy dox loolu boobu ba tey bi ñu xëyee ñu am grande surprise boo xam ne gis nañ Abdou Salam muy am ku muy déclaré loolu mu wax nag ñun engagé wu parce que ñun discipline de parti la ñuy doxee les responsables authentiques de l'APR ñëpp a ngi nii taxaw bu Rufisque Nord ñëpp a ngi taxaw ñu xëy gis loolu ci télé moom la engagé parce que foofu waa Nord nekkuñu fa waa Nord a ngi sama ginnaaw les responsables ñu ngi nii jigéen ñi góor ñi ñu ngi nii taxaw sama ginnaaw moom man Fatou Faye ku ma xool gis ma xam ne ci wet Abdou Salam Gueye nga ma daan gis may ànd ak moom di liggéey ak moom mais lii mu def ànduñu ceeg moom tey ànduñu ceeg moom ëllëg ànduñu ceeg moom suba ànduñu ceeg moom gannaaw suba amuñu lenn nag lu ñuy contre ci Ismaïla mais moom li mu def contre nañ te ànduñu ceeg moom. dañuy addu jëmale ci wàllum feebaru mbas mi ak point du jour tey jii rek test yi nga xamante ni waa ministère de la santé et de l'action sociale ñoom amal nañ ko si 2663 test ñaari junne ak juróom-benn téeméer ak juróom-benn fukk ak ñett test yi nga xamante ni amal nañ ko juróom-ñett fukk yi ak juróom ñoo am cas positif fukki nit ak ñett ñàkk seen bakkan ci bésu démb naka noonu ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñaar tamit ñoom ñu ngi am tan si boobu la jamono mën nañ jàpp ni li nga xamante ni moom moo di fukki junni ak ñetti téeméeri doomu aadama ak ñeent fukk ak juróom benn ñoo nekk ci service de réanimation yi. Beach Soccer Sénégal tey si ngoon incha allah dina jano ak équipe bi nga xamante ni moom moo di Japon jëm ci wàllum demi-finale équipe bi ginnaaw ba mu gagné équipe bi nga xamante ni moom moo di Brésil ci quart de finale ñu ngi koy xaara ni mook Japon mu nekk benn match bi nga xamante ni
ñëpp ñu ngi koy xaaral ni di ñaan tamit équipe nationale ñu am si ndam su ko defee ñu mën a teewee final bi. ñu àddu jëmale ci wàllum basketball équipe masculine bi ginnaaw bi nga xamante ni dem gagné nan jëm tamit ci wàllum basketball équipe sud du Soudan 104 jàpp 75 équipe nationale du Sénégal qualifié na jëm ci wàllum quart de finale dañ siy teewlu Seykou Seydi mooy suñu envoyé spécial ca Rwanda. gaynde yu Sénégal daal di qualifié quart de finale ginnaaw bu ñu daane équipe Soudan du Sud bi nga xamante ne wane na boppam bu baax ci biir la jongante bii nekkoon saa gulet ñuy amal match officiel ci Afrobasket taxoon na seen joueurs yi bëgg a wane li nga xamante ne moom la ñuy àndaale waaye gaynde yi mujjee gagné premier quart-temps bi 25-13 scénario minimel mooy amaat ci deuxième quart-temps bi Sénégal dafay dem bay séddee saa ci agressivité soudanais yi pivot yi di Gorgui Sy Dieng ak Youssoupha Ndoye kenn gisu leen ci raquette bi Gorgui Sy Dieng moo am 9 points Youssoupha Ndoye moom 0 la am ci défense bi itam ndaw yi Boniface Ndongi mënuñu woon sax jëli rebond yi waaye ab xarañte Branco Badio mi nga xam te ne am na 14 points ci pause bi Sénégal daal di gagné deuxième quart-temps bi 49-32 waa Soudan daal di ñëwaat vestiaire yi ak beneen intensité waaye amuñu woon benn chance ci kanamu équipe Sénégal bu am solo bi nga xamante ni mu nekk équipe bi ëpp lu mu dugal point ci match ci Afrobasket bi 93 bi ñu amoon ci premier match bi 104 ci deuxième bi Sénégal daal di gagné troisième quart-temps bi 75-53 ci dernier quart-temps bi Lions yi gën a wone seen xarañte Branco Badio mi nekk MVP ñaareel bi yoon mu am na bu tolloo 22 points la am 7 passes décisives ak 4 rebonds Gorgui Sy Dieng am 17 points ñoom ñaari ñoo porté Sénégal 104-75 seen adversaire bi ñëw di Cameroun nga xamante ne daanaka génnee nañ ko ci compétition bi ndax ñaari défaite yi mu am jongante bi ñu fas yéene ko amal dibéer gi bu 19h GMT jotee Soudan du Sud ak Ouganda war a jongante même jour bi 16h GMT ñoom ñaari ñuy xeex ngir deuxième place poule D bi. mu nekkoon Seykou Seydi suñu envoyé spécial ca Kigali nekk ca Rwanda. ñu àddu jëmale ci wàllum article de la semaine nuñ ko baaxoo di amale samedi bu nekk tey nag dañu seeti suñ naataango yu yéenekaay bii di Sud Quotidien ñu fësal seen xët bu njëkk fan yi rek jëm ci wàllum mbënn bi ñëwaat bu baax a baax si solo plan Orsec ginnaaw ba ministre de l'intérieur demee ca banlieue waaye tamit boobu les visites yomul woon dara si moom ndax tamit askan bi fa yeewoo ñenn si ñoom ñu ngi ko doon yuuxu seet na tamit ci bile article de la semaine xiiroo tamit wala kàddu yu woroo diggante Cheikh Issa Sall njiitu ADM ak ministre des collectivités territoriales Omar Gueye dañuy teewlu article de la semaine ndax suñ naataango bii di Fatou Ndiaye nekk si Sud Quotidien moo bind boobu le dossier ñu teewlu ko. gestion bi jëm ci wàllu mbënn mi fi ci Sénégal Orsec dellusiwaat na muy plan national d'organisation des secours loolu Sud Quotidien fësal ci xëtam bu njëkk bile plan njiitu réew mi moo joxe ay instructions ngir ñu amal ko. voilà Orsec lu tax ñu wax ko parce que daaw dañ ci bind ci lu bari ci plan Orsec bi ak xaalis bi ñu dégagé woon pour lutter contre inondation yi donc ren. ak plan d'urgence bi ñu jëloon à Kër Massar ñu yaakaaroon que ni du ñu demaat bay tolluwaat di ñëwaat ci ay plan Orsec mais gis nañu bi mu tawee te tawee xam nga demagul fenn ñu jëndewaat plan Orsec donc pour wane que ni defoon nañ ko daaw defaat nañ ko rek loolu tax ñu titre le plan. ay dëkk yu bëri ndox mi laal leen Dakar nekk point bu critique na soo xool ndox mi ci capitale bi la takkarnaase te waa ONAS di office national de l'assainissement du Sénégal naam sax ñu ngi ci terrain bi di def seen kéemtalaay kàttan mais mbir mi yombul. le commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers le général Mor Seck bi mu jëlee kàddu gi dafa wax ci ville yu bari yu am inondation mais nee nañ amul danger comme ni ko xale yi di waxee ñu ngi koy gérer mais Dakar moom moo am ay difficultés gouverneur bi tamit de la région de Dakar bi mu jëlee kàddu loolu la firndeel que ni am na ay points yoo xam ne ni vraiment. foofu xaw
xaw na jafe pour ñu évacuer ndox. ci département bu Kër Massar Omar Gueye ak Cheikh Issa Sall seen gis-gis bokkul naka noonu ADM ak direction du budget dañu xaajal. mën nañ ne wéeroo wala ñu ne gis-gis bu wuute parce que fi mu jógee mooy benn 250 mètres bu nekk Kër Massar foofu li ci directeur de l'ADM Cheikh Issa Sall joxe comme solution parce que autorité yi nee nañ raccordement boobu ñu deful moo indi problème boobu yëpp Kër Massar nga xam ne pratiquement moom moo gën a sonn ci inondation yi mais kii dafa jox ay solution temporaire Cheikh Issa Sall Omar Gueye ñëw ne ko loolu mënu fi dem parce que loolu mënul tax situation bi réglé mooy existé na entreprise bi peut-être am na machine bu mu waroon a am amu ko loolu mooy tax problème bi réglé wu donc ñoom ñaar bokkuñu gis-gis ci loolu nuñ ko war a réglé. ministre de l'intérieur wàcc ci terrain bi nekk ca banlieue ngir xool bu baax a baax fan la mën mi toll mu nekkoon occasion tamit ci Antoine Félix Diome mu lancé plan d'organisation des secours di ORSEC waaye it yombul woon benn yoon ci moom ndax askan ba fa yeewoo yooxu nañu. mën nañ ko comprendre parce que désespoir la crise de désespoir la parce que tamit soo ko xoolee sa bopp rek dund ak ndox mais neex te ay zones yu mel ni Kër Massar yow soo fa demee tey reportage même loo nekk journaliste sa côté humanité day tax yow da ngay sentir que ni nit su fa tolloo lu nekk mën a def correctul nag autorité wàcc ci gox ñu koy yuuxoo loolu moom yaakaar naa ne gis-gis waru ko nag mais tamit dañ koy comprendre daaw ak ren surtout maa ngi topp question inondation yi mais ñun liñ ko gis avant muy taw moo di que dispositif lu mu am doole xëy na mën na wax dégâts yi mais inondation yi li koy régler pour man beneen question la mooy aménagement bu baax ak xool ni ñuy dëkkaate parce que dafa tooy su taw day tooy donc rawatina su tawee. beneen numéro article de la semaine samedi bii di ñëw lay doon incha allah si ITV dañuy jeexale xibaaru njolloor si ak lu yéenekaay yi lu gën a fës si yéenekaay yi ak Assane Top. yoonu Barça wala Barça xamasul tëj buntam bay ubbi waat Le Quotidien ni kay mel ni ku naan loolee mooy dëgg gaal ga tëmbee woon ca diwaanu ko Ndar dëgmali Espagne war faa tere ji mujjul yegg dafa lapp fukki doomu aadama ak juróom-ñaar yóbbaale na seen bakkan ñeent fukk ak benn ñu ngi leen di wër kenn xamul waxtu wi tembe fu ñu nekk ak lañ fa nekkee fukki doomu aadama ak juróom benn seen néew for nañu leen ñu ngay seet naka lañ koy lijjante ràññet li leen ba seetal leen teg leen ci seen loxi mbokki bopp ñu ma leen suuli ci armel yi leen gën a jege fukki doomu aadama ak benn képp kese cote dong journal bi ne ñu mujj wàcc ci tefes gi te nag nekkul ci anam gu gën ndax it nag ñibbuñ ci seeni mbokk directement jamono ji la ñu ngi tëdd ci lal hôpital ñi toppandi seen wàllu ko wér-gu-yaram gu jàggadi lool libération yéenekaay ne musiba mbab ko mu am ci diwaanu ko Ndar ak gaal moo ko fa daal di sooke ay ndaw ñoo ci yebu woon ba mu rembat lu mu gàtt-gàtt ba muy dàqi juróom fukk ak juróom ñett wàññi nañ leen ci muy tekki ne lii di wàllu ko mbëkk mi amul ak deltu gannaaw ci réew Sénégal te nag fi mu toll ni leen ndaw ñi fab waan nañu gisuñu lu leen di yebbi ngir yaakaar gu tas ci milem réew di Sénégal gis ay nit yi nga xamante ni ñi ngi dund te turuñu fenn ci seenaw ñaq ñoom guddeeg bëccëg ñi dang-dangi amut lenn loo xamante mën nañ koy yóbbu ci seen kër bokk na ci li fa nar a dekki laat wàllu ko mbëkk mi te bi la yoon nag bu ñu waxantee dëgg géej ndaw yëpp ñoo ko nar a songandoo tay la ci seen bakkan lu ñu am jël ñi nga balaas yéenekaay mu yeb ñi ci teer bi do saxaar gi dëppoo ko jamono am na ñeenteet fi tey demul dikkul fa mu taxawoon ba tey jile fa lañ koy seen nguur gi xam ne dana daal di dàqi waaye nag yëf yi ba tey am na ak cooxe ak ay banga-banga yu ci daal di am ak mbir yi nga xamante ne dara leerul ci bopp askan wi taxit nag ñi nga xamante ne teer bi daf leen laaloon ci seen wàllu ko dëkk waaye ñi toxale woon leen fo ñi ngay gaye nguuru ko Sénégal juróom fukki milliards yu mu ne daf leen ko dal di yorel ñaan ak seen ko njaboot fu ci nekk ñi toltolaan nii ak torox nekk ci dund bu déggan lii la ñu ne dana dal di dakk ci nii ba ci na taxit nag mboolem yéenekaay yu ñu xëyndoo ci réewum Sénégal tey jile xëy nañ ko waxtaane teer bekk jafe-jafe ak musiba mbabakuma yi mu andil lenn ci askanu ko fa ñu ko teg dañ koy yëkkatiwaat Le Quotidien yéenekaay waxtaane wàllu ko ndox mi ci àll bi coono dëggantaan la ci askan wi di toggook journal bi fesal ci xatam wu njëkk di ko naqar lu ne yoreen geek saytu
jóge ci wàllu ko ndox mi naka la nekkee naqaru xol ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di way jëfandiku yi ak ay kër yu ñu fa daal di wutal ngir ñuy saytu lépp lu di wàllu def geek dindi gi itam mu mel ni seen pàkkal la ñu daas rek teg ko ci putug ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa àll bi muy jaaba jonge ci diggante ak waa tek si woo flex u ñoom tamit coow li yëpp ñi bëgg koo xapaat ci gannaaw ofor googee kilifa walbatiku ñoom i tamit dërëg seen noppa der ne nañu teylu dara ñorogu fe bañ koy màcc ànd ak nag wàllu ko ndox mi dañ ko tekk ci seeni yoxu fekk lépp di ay jafe-jafe ñi lagg daanu yi ci wàllu ko politique enquête yi ni kaay Mary Teuw Niane la dalal ci grand place am professeur bi nekkoon recteur université bu Gaston Berger gu diwaanu ko Ndar xëy na ba ci ay kàddum xam leen ni élection locale yi ñu dëgmal ci diwaanu ko Ndar moo xam président ba kenn ku mën di doon amoo sañ-sañu tànn ka ñu war a jiital lu jëm ci caution bi ak nañu ko nattee tamit jàpp na ne jaaduwul ak naka mënul andi ko ngëneel ñeel ñi nga xamante ni ñoo féete ci majorité présidentielle bi ki teggi yoonu baayam ak maamam moo di Dieynaba Baldé critique yéeni kaay ne sànni nañu ko ci mbaam mi di kaso bi journal bi ne nakan la tàmbalee seen kàlle ba kër gu mag doon fi ko caabi féete ginnaaw tey am nataalam xëy na ko daal di dégtale mu yànji lool fukki at ak juróom ñett romboogu ko yéeni kaay gi ne gëstu bi mu jot a amal nag gis na ne ki nga xamante ni moom moo di Dieynaba Baldé ku woo bët la ndax nag liñ koy tudd ci wàllu ko caay-caay ak mbandaar yi bari na lool te bu ci nekk génn ci tàmbale ci Diop ISEG journal bi ne bi nag moom mën na cee bañ a rëccee noonu ak kenn ku xam-xamam màcc ci wàllu ko baro bi ñu ràññee ko lool la mu xam le mooy ne ay daan yu wex xatt ni kaan yi mën naa dal ci kawam su fekkee jëfe nañu loi bi ndax it nag dafa lalaale ci ak mbóosóor moom Dieynaba Baldé mu nekkoon lu gënoon fës si yéenekaay yi ak Assane Top di ko jaajëfal bu baax mbokk téléspectateurs yéen tamit ñu leen di gërëm baax di leen sant amuñu seen fay juróom benn waxtu yu tegal ñeent fukki simili ak juróom xibaaru maraxi lay doon ak Cheikh Sall 19h45 wàllum xibaaru nasaraan ak Soxna Awa Diop ba beneen yoon.